auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah salaamualeykum wa rahmatullah mbokk Al Wahda TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar tey nag ñu ngi dalal suñu benn mbokk nga xamante ne dafa bokk ci responsable section Dakar bu RIS moom la ñu dalal tey di ko ci jaajëfal bu baax mu nar a waxtaan ak ñun lépp li nga xam ni dafa aajo ci section de Dakar Mame Birame Diop lañ koy wax ñu ngi koy nuyu di ko ziar di fàttali rek moom moo yor organisation section de Dakar nuyu nañ la bu baax. ñu ngi lay fay soxna si di bég aussi ci dalal bi di ñaan yàlla aussi yàlla taxawuñu ba lépp bépp laaj boo ñu laaj ñu mën cee indi ay leeral yoo xamante ni dina satisfaire sunu public bi nga xamante ne si ni ñoo ñuy suivre sur Al Wahda TV. incha allah léegi gis nañ ni am ngeen léegi 2 ans parce que yéen a ngi commencé juin 2016. seen mandat yaakaar naa ba ma juumulee nga rectifier ma 4 ans la kon yéen a ngi mi-mandat yi vous êtes en mi-chemin comme nasaraan yi ni ñuy wax boo ma doon defaral tey jàngat ci wàllu section de Dakar seen liggéey nu mu doxalee maanaam état des lieux nan nga ma koy tënkalee tey. waaw alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla comme ni nga ko waxee bépp liggéey boo gis laaj na def bilan laaj na ñu càmbaraat ko xool ba xam. fi nu jóge ak fi nu jëm lan lañ ci réaliser. Effectivement juin 2016 la ñu commencé woon di liggéey bi te bientôt le mois de juin parce que at mi ngi dem. ci loolu fekkoon nañ Dakar ci benn situation boo xamante ni si ni duñu wax ne doxul woon. mais yéene bi nga xamante ni moom la ci responsable nationaux yi amoon desoon na donc ñun li nga xam ne moo ñu waroon moo doon que ne ñu gën a jëmbalaat loolu gën ko taxawalaat gën a yëngalaat membre yi nga xam ne ñu ngi Dakar ba tey Dakar war a nekk tey section boo xam ne section phare la fi nga xam ne foofu la ko ñëpp di xaar ci loolu bi ñu defee diagnostic bi dajaloo toog ay réunion yu bëree bëri déjà ku xool rapport bi nga xam ne présenté nañ ko CN bu Thiès bi di nga comprendre que ne li ñu njëkk a def mooy di def ay réunion di def diagnostic opérationnel situation bi pour xool ndax dëgg-dëgg lan moo tax liggéey bi sooxe woon ci Dakar ak yan lan mën a poser tey jii nii ba mën ko doxal ni nga xam ne moo daan bi ñu defee diagnostic bi pare ñu jëloon li nga xamante moo doon que ni ñetti aspect formation c'est-à-dire que la formation de nos membres te formation boobu noonu ñaari fànn yi la formation religieuse bi ak formation professionnelle bi beneen bi moo doon que ne aspect njaboot gi parce que ñun ñëpp dañu nekkandoo woon université nekkoon AMS tey ñu génn ñeneen ñi am nañ ay soxna am ay njaboot ñeneen ñi sax njaboot gaa ñu gën a yaatu sama maas gi tout cela donc aspect njaboot gi ñu jël ko en charge beneen bi c'était sur le plan financier maanaam wàllu koom gi ñu xool ni nga xamante ne noonu lañ koy doxalee ñu ne loolu lépp bu ñu ko bëggee yanoondoo day metti mais nañu lancer no d'abord l'aspect formation boo xoolee ci leen diviser Dakar ci ay fànn yu bëree bëri créer ay noyaux yëngalaat membres yi. naa yooyu sax dinañ ci ñëwaat. incha allahu rabbana créer ay noyaux. tey frères yi dem jàng sœurs yi dem jàng ñu dajaloo. te aspect boobu noonu bi nga xam ne ci lañ ciy liggéey gis ñu woon rek la formation en tant que telle. mais li nga xamante ni moom lañ doon gis dëgg-dëgg mooy que ne la fraternité. nit ñi di gisante le social nit ñi di xamalante xam ku nekk sa mbokk lan mooy ay gàllankooram lan mooy ay problème am pour mën ko régler les finances bi nga xam ne mi ngi ko doon wax sànq tey jii ni nit ki boo koy gis muy ñëw di nga mën a régler waale yenn problème yi nga xamante ni c'est d'ordre financier ensuite nag l'aspect formation religieuse nit ñi jàng seen diine donc loolu moo waraloon tey ñu def noonu après ci lañ lancé deuxième phase bi ñu tuddee ko à l'école de la famille xam naa incha allah dinañ ci dellu si pour lan njaboot gi ñu gën ko jëmmalaat gën ko càmbaraat parce que tey yaay faatu am naa doom am nga doom te pourtant ñun bi ñu nekk université bi la ñoo ngi ànd mais amaana suñu ay doom xamantewuñu te loolu dafa waroon nekk loo xamante si ni lu tax la comme ni nga xamante si noonu la nekkee woon donc yooyu yëpp ñu bëgg ko jël en charge question yooyu noonu ñu nekk ci di ci liggéey moo waraloon que ne bi ñu lancé activité bi ñu lancé woon ko au mois de mars boo xoolee gis nga diagnostic bi temps bi mu jël parce que ñoo ngi commencé en juin 2016 di wàcc ci terrain bi di dem seeti nit ñi di waxtaan ak ñoom mu jëlal ñu temps bu bëree ba jusqu'au mois de mars 2017 ci la ñuy soog a lancé affaire bi par un dîner de gala boo xamante si ni moo amoon hôtel Ndiambour dîner de gala boobu moo lancé activité yi
biñ ci jugee ensuite dugg ci programme Ramadan bi fi mu toll nii ba tey mi ngi continuer ba mois d'avril bi incha allah séminaire bi war nañ ci dugg le séminaire à l'école de la famille yoo xamante ni si nii ay date la yoo xam ne date clé la xëy na après dinañ ko lancer pour ñëpp xam date yi te xam li nga xam ne moom mooy liggéey bi ñu war ko def en 3 phases première phase bi ñu war ko def benn panel boo xamante si ni incha allah war nañ ko def à l'harmattan deuxième phase bi aussi waraat nekkaat beneen panel troisième phase bi nekk benn genre restitution pour produire ay documents yoo xamante si ni ñu ngi ko war a tuddee le guide de la famille incha allah donc ci yooyu noonu ci lañu nekk boobu léegi quoi. dëgg la am na solo macha allah Olof Njaay day naan da nga lekk sama laaj comme ni ñu ko waxee. gis nañ ni formation dafa am solo ba moo tax ngeen taxawal ay noyaux. boo doon def léegi état des lieux avant ngeen di nekk ci bureau bi ak actuellement ban jàngat nga mën a am ci noyaux yi. waaw sant foofu aussi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. parce que déjà noyaux yi aspect de mobilisation la woon. parce que ñi nga xam dañoo nekkoon en léthargie. doo leen gis doo leen dégg. et tout cela tey noyaux tax na ñu mën leen a remobiliser. déjà loolu rek lu ñu war lu jar a sant yàlla la. mais ensuite engouement bi nga xam ne moom lañ ci gis. imaginez nit koo xamante ni man maam biram dama daan dem jàkka ja fajar ñëw tëdd. dimanche fajar su ma jullee ba pare ma dem jàngi 7h ba 10h wala ba 9h ñu tàqali ko ci jàmm ak salaam et tout cela donc déjà loolu noonu rek dafa am lu mu réveillé waat ci nit ñi. benn gën a bëgg seen diine gën a bëgg liggéey bi gën a bëgg loolu donc loolu benn aspect la ci. ñaareel bi aussi moo xoolee tey secteurs yi boo jëlee secteur bu mel ne Parcelles Assainies li fa nekkoon lépp ci ay mbokk yoo xam ne du ñu gisante muy góor wala muy jigéen tey nga mën leen a dajale. chaque dimanche wala tous les 15 jours ñu dajaloo di gisante di nemmeekonte et tout cela. tey jii moo tax sookulu liggéey bi xam ne à Dakar tey noyaux yooyu noonu moom moo ko tenir. kon nga baal ma foofu maanaam kon yow bu ma la dégloo bu baax noyaux yooyu non seulement da ngeen ko def pour formation mais tamit da ngeen bëgg nit ñi di gisee di saafonte maanaam fraternisation boobu noonu. effectivement parce que tey li nga xam ne moo ëpp solo tey ci noyaux yi sax bokk na ci loolu. xëy na contrôle bi am na ci solo nit ki di jàng di mokkal di ñuy restituer ainsi de suite ñu xam ne kii mi ngi jàng diine mais tey sookul bi wax naa ko sànq. moo doon que ne nit ñi benn ñuy gisante ñuy fraterniser. ensuite nit ñi mën ci jaar pour régler yi nga xam ne ay problèmes sociaux yu bëree bëri yoo xam ne tey suñu ay membres dañu ko jànkoonteel te alhamdulilah loolu aussi ñi ngi gis ne mi ngi réussir bu baax a baax. alhamdulilah sant yàlla léegi dañu gis ni kuréel goo gis naam mi ngi am ay activités mais dafay bëgg it bu wootee ñu woy si ko muy mobilisation bi. yow bu ma juumul yaa yor organisation ci section de Dakar. effectivement boo ma doon jàngatal mobilisation bi. ndax doy na leen bu dee tamit dafa am fenn foo xam ne mi ngi sooxe nan ngeen mën a def ba mu taxawaat macha allah ba bu ngeen wootee rek ñëpp mën a wuyu nan nga ma ko mën a. waaw alhamdulilah du ñu wax ne doy nañu parce que mobilisation du mos a doy. dëgg la benn organisation boo xamante ni si ni il est appelé à se massifier davantage. donc mobilisation du mos a doy benn. ñaareel ba organisation boo xamante ni si da am ay anciens membres yu bari yoo xam ne. tey bu ñu wax les anciens de l'AMS depuis 1993 ñu nekk ci terrain bi di liggéey donc ñooñu ñëpp tey ñu war leen a contacter war a liggéeyandoo ñoom donc mobilisation du mos a doy. mais li nga xamante ni si ñi mettre nañ ko en place bi nga xamante depuis juin ak léegi bi ci njëkk moo doon que ne dem nemmiku nit ñi. xool anciens yi ku ci nekk ñu jéem la nemmiku xool dëgg-dëgg nan lañ mën a liggéeyandoo ak yow. programme boobu noonu du jeex. chaque jour ñoo ngi ci dem ci terrain bi def ay visite di waxtaan ak nit ñi et tout cela donc loolu mooy premier aspect bi. benn aspect bi mooy aussi def ay ndaje yoo xamante ni boo wootee tey ses membres dinañ mën a ñëw. parce que dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. tey boo xoolee programme Ramadan bi activités yi nga xamante ni def nañ ko mobilisation bi nga xam ne moo am engouement bi nga xam ne nit ñi ñëwaat et tout cela loolu jar na sant yàlla te ñuy gën a ñaax mbokk yi tamit que ne yii ñëw tamit gën a ëpp yooyu noonu. donc au plan de la mobilisation ñi ngi sant yàlla bu baax nit ñi ñi ngi ñëw nit ñi ñi ngi leen di gis nit ñi ñi ngi loolu mais ñun jàpp na ne loolu doyul. parce que jàpp na loolu doyul mooy que ne li nekk Dakar ci ay membres. ci ay potentiel un potentiel ressources humaines boo xamante ne mi ngi fi à Dakar. tey ñun jàpp na ne suñu liggéey des na mais à chaque fois ñu ngi ci di jéem a ñaax di jéem a indiwaat et tout cela donc loolu mooy li nga xamante ni ñu ngi koy def au point de vue de la mobilisation. voilà kon mobilisation bi peut mieux faire comme ni ñu koy waxee. on peut toujours mieux faire. d'accord beneen bi gis nañ ni tamit macha allah
à l'école de la famille innovation majeure la ci seen programme ngeen jël ko def ko muy seen mën naa wax ni muy seen programme phare ci seen ci lu tax loolu ban jàngat ngeen ci am ban pertinence lu waral ngeen ne à l'école de la famille daal moom la ñuy jël teg ko mu nekk ci suñu signe mandat bi. waaw xam nga dañoo nekk ci benn société. di dund ci biir société boobu noonu. à l'école de la famille du pour RIS Dakar rek wala du pour RIS Ziguinchor wala du pour RIS d'une manière générale rek. mais à l'école de la famille. c'est par rapport à un diagnostic des problèmes de la société sénégalaise d'une manière générale. société sénégalaise ñoo toll foo xamante ni si ni dañ doon jànkonteel ak ay problèmes yu bari ci seen dund. te bu ñu waxee famille waxuñu jëkkër ak jabar rek. parce que famille du jëkkër ak jabar. mais ci suñu cosaan famille mooy base société. famille fa lañ daan defaree doom. famille fa lañ daan defaree nit d'une manière générale ba nit kooku noonu mën a tey jëriñ société bi. nga baal ma kon yéen seen ambition bi c'est rëy na kon yéen yemalewu leen ko rek ci rassemblement islamique du Sénégal kon c'est pour tout le Sénégal. loin de là boo xoolee te activités yi ñu ci def yëpp ak yi ñu ciy waaj a def yëpp. c'est pour la société sénégalaise. pourquoi parce que dañoo gëm ne ñun dañoo nekk ci benn environnement. te li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne xale bu mënti juddu da ngay juddu ci fitra. fa abawaawu ay waajuram ñoom ñoo koy def mu nekk nasaraan wala mu nekk leneen wala mu nekk leneen. te gis nga ñaari waajur yooyu noonu ñooy base société. ñooy base famille. mais d'une manière générale ak ñi nga xam ne ñooy gravité autour de la famille. donc ñun suñu famille en Afrique dafa nekkoon famille bu yaatu. mais doon jouer ay rôle yoo xamante ne ay rôle yu yaatu la ku nekk amoon fonction booy def. doom am fonction maam am fonction papa am fonction ainsi de suite yaay am fonction bu muy jouer. mais fonction yooyu bi ñu demee ba tey ñu perdre ko ñu dem ba tey jii li nga xam ne moom la sociologue yeeg anthropologue yi di tuddee la famille mononucléaire ñu dem ba tey famille ça se résume à papa yaay doom ñenn ñi sax di jox ko xaj bi ci kër gi donc tey jii nii ci leen gis ñu jànkonteel ay difficultés yu metti ci wàllu éducation loolu dañ ko xam ci wàllu tey jii nii ay fee yoo xam ne dañ ko daan dégg boo ko daan dégg ren balaa nga koy déggati déwén mu mel ne viol mu gën a tas société bi tey jii yoo xamante ni dañ ko daan nëbb mu mel ne les divorces boo demee ci benn docteur Fatou Dial dem na ba da koy caricaturer di wax ne les couloirs du tribunal départemental de Dakar sont devenus les couloirs de la mort conjugale. Pourquoi? Parce que il y a trop de divorces dans notre pays. mais ñu dem ba tey violence yeeg yeneen ak yeneen yoo xam ne dañuy attaquer la famille. famille am ay problèmes de l'intérieur comme de l'extérieur donc tey jar nañu taxawaat xoolaat tey ji rôle famille place centrale famille dans notre société ba pare gën koo jox gëddaam muy autorité bi muy nit ku simple ki képp ku mu mënti doon am nga ci rôle boo xam ne moom nga ci war a jouer oustaz beeg ñëpp communicateur bi que ce soit le communicateur traditionnel le communicateur religieux l'autorité politique et tout cela ñu ñëpp tey ñu woo leen ci panel yooyu noonu pour ñu discuter autour de la famille donc ñun defuñu ko pour suñu bopp donte dañ ciy jariñu mais dañ ko def pour toute la société sénégalaise ak fu mu mënti doon loolu moo waral tey activités yooyu noonu ñu koy tenir boobu ba tey ci biir quartier yi di ko tenir aussi ci ay lieux yoo xam ne lieux yu symbolique la parce que pour toucher toutes les couches de la société d'une manière générale. am na solo macha allah waxtu bi xoj nañu yan mooy seen perspective les défis à relever incha allah dans un avenir lointain wala. perspective yi déjà mooy le séminaire xam naa incha allah dinañu lancer dates yi yooyu yëpp dinañ ko lancer parce que au mois d'avril dinañu lancer les dates lancer ñaari ñi am na ñaari panel yu ñu war a def yoo xamante ni c'est au mois d'avril am na aussi benn dîner de gala bu ñu war a def ensuite loolu ce sera au mois de mai am na aussi ay rencontres d'échange yoo xamante ni ñu ngi koy prévoir dans le courant du mois d'avril incha allah spot publicitaire yi dina passer bientôt pour nit ñi xam les dates xam li nga xamante ni également moom mooy contenu bi xam aussi professeurs yi fa war a jaar xam borom xam-xam yi xam imam yi oustaz yi nga xam ne war nañ fa échanger loolu bokk na ci perspective yi mais perspective bi nga xam ne en 2018 bu ñu paree ci panel yooyu noonu c'est d'ordre économique tey jii nii lancer ay projets yoo xamante ni si ni c'est des projets yoo xam ne tey ku ci nekk di nga ci mën a gis sa bopp dans le social dans l'économie yoo xamante si ni ce sera un peu rentable donc à je peux dire court et moyen terme c'est ça maintenant dans le long terme c'est toujours objectif bi ñu am c'est-à-dire que Dakar RIS Dakar
soit le centre même de RIS Al Wahda, que tout gravite autour de Dakar. Et donc loolu mooy objectivité incha allah ñu ngi ñaan yàlla mu taxaw jàppale. incha allah kon ñu ngi dalaloon Mame Birame Diop di fàttali rek ni moom mooy responsable organisation bu section de Dakar bu rassemblement islamique de Sénégal jaajëfal nañ la. macha allah tontu nga bu baax suñuy laaj li ñu doon xaar ci yow yëpp macha allah joxe nga ko yàlla na leen yàlla yombalal liggéey bi incha allah. kon mbokk Al Wahda TV lii lañ leen andiloon tey ci seen entretien xanaa jox leen dig daje rek ba beneen yoon ak keneen lépp rek incha allah di leen wax ni rek di leen jaajëfalaat bu baax ci seen teewlu di leen wax ni rek le meilleur reste à venir incha allah.